salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu suivre ci Référence Actu ñu ngi leen di dalalaat ci seen beneen émission gan gi tey nag suñu gan di El Hadj Aliou Dia di directeur de la coopération bu conseil départemental bu Tëngéej ñu koy dalal tey ci suñu émission gan gi Imaam ñu ngi lay nuyu. waa Seydi Cissokho baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalq seydina nabiyana shafiana muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbi ajmain di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu waa Référence Actu leen nuyu leen ziyaara jil nuyu bi di ko teg suñu doomu ndey suñu xarit suñu wëlëre Mame Ngor Diazaka le grand artiste le futur maire de Rufisque. ok Imam xam naa fu ñuy tàmbalee waxtaan bi mooy semaine passée dafa am benn benn homme politique bu dérivé woon. am benn wax bu mu waxoon ci way juru sang-sang yi bi nga tàmbalee say kàddu léegi. di Seydina Mohamed ci diine. wax genre wax yooyu nu ñu ko mën a qualifier. waaw ñun sax àddu nañ ci keroog alxames ñëw ngeen fekk ma fi fekk ma waroon dem Pullman daje fa ak waa convergence ndonal mag ñi nga xam te ni sëñ Moodu Baara Dolli Mbàkke moo ko jiite ma nekk secrétaire général bi def nañ ci benn déclaration daan ko woon léegi keroog sax moo tax mu waxtaan mënoon am ndax à chaud il fallait que ma def déclaration ak sëñ Baara man en tant que secrétaire général ñun dañoo bokk ci diine l'islam inna diine indallahi l'islam yàlla moo wax ci alxuraan mu ne diine ci yàlla islam la moom sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal ñu ne bunni l'islam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam iqaami salaat itaayi zakat sawmu ramadan xajil beyti liman istaa ilay sabilan moom sangi-sang yi seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo nañu ne ab jullit li koy màndargaal wala liy wér ak julliteem mooy ñaari seede yi shahadatayni ñaari seede yi ginnaaw bi nga seede ne amul benn buur bu dul yàlla seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam ab yonentaam la nga taxawal julli nga génn àddaka sawmu ramadaan mooy nga woor weeru koor xajil bayt mooy nga aj màkk liminsta ilay sa bu la ko yàlla mën loo wee kon ku dajale ñaari juróomi ponk yooyu mën nañu jàpp ne ab jullit nga seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam di xaatimi nabiyin waaye muy imaamil mursalin ulul azm tamit maanaam juróomi 5 majeurs yi yàlla wax moom moo ca nekk jiitu ci moo mujje waaye moo tëj nubuwa c'est le dernier des prophètes à être envoyé mais c'est le sceau des prophètes moom moo sangi prophètes yi mooy ngën ji mbindeef seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko yónni ci aalam bi yëpp ci xeet yëpp wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas moom sangi-sang yi yàlla waxam ne ko dama la yónni ngir nga doon yërmande jaam yi wa ma arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamin moom sangi-sang yi jàng nañ lu xam-xam gàtt-gàtt nee nañ la yow sa baay seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo la ko war a gënal sa ndey seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam moo la ko gën a war a gënal kon kooku mooy suñu référence mooy suñu royuwaay mooy ngën ji mbindeef lu jiitu juddoom sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko tànnal ndey lu jiitu juddoom yàlla daf ko tànnal baay diggante baayam abdallah alayhi salaatu abdallah rahmatullah alayhi ak aminata rahmatullah alayha seen ñaari ndigg ak ñi jaar ci ñoom bala adnaan mooy fañ mooy fa gën a sori mooy fa ñu yem lim fa ñu yemal lim ba
waaye boo ko caal ma nga dem ba aadama ñooñu mosuñoo mooy yàlla mosuñoo dugg ci kéefër kon tey ak nit bu juddoo jugee naan sama ndey gën ngeen baal ma ci terme bi ndeyu sallallahu alayhi wa sallam sama baay gën baayu sallallahu alayhi wa sallam fu juum bu rëy waaye dafa def sax li ñuy def murtad ku wax ju rëy jooju jàppal na yow génn nga ci lislaam li àtte ci lislaam sax mooy dagg sa baat waaye malheureusement nekkuñ ci réewu jullit nous sommes dans un état laïque waaye bu nekkoon ci réewu jullit bés ba mu ko waxee lañ koy faate jàppal tamit kooku jàppal mën nañ ko considérer comme dootul jullit naam sax ndabu na di baalu waaye la mu def moo raw bàkk na ci bàkkaar yi gën a garaaw ci bàkkaar yooyu ndax it boo demee ci Mouhamadul Boursiw ci woyam mu sedd si woowu al burda muy le manteau Mouhamadul Boursiw mi ngi fay wax ne fa maba ilmi wa annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi lii mbigtee mbir mooy Muhammad alayhi salaatu wa salaam nit la comme yéen waaye nag moo gën ci nit ñi ñun foofu rek lañ koy tënk kon Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam mooy sangi yi moo tëj nubuwa moom tey sax bi benn xadis bu gàtt rek mu ne innamal bu'istu li tamal maqaarib al axlaaq yónni wuñ lu moo ñëw mottali ay jikkoy rafet loolu rek dafa doyoon ngay wax ju tegginu jëm la ci moom ba doo ko jàll di wax ndeyam Moustapha Diakh nag dafa juum sama mbokk la ndax ñoo jàngandoo université deuxième année ba licence ñoo ko bokk kon xam naa ko xam bu wér waaye juum na comme nangu na ne juum na baalu na nangu nañ ko tuubam waaye nag damay alerter ma ne yooyu nag nañ koy moytundiku wax ju bëri baaxul te Sénégal wax ju bëri mi ngi koy bëgg a yàq y a beaucoup d'experts en tout loo wax rek am ñu jóg ñu am ci xalaat mais imam gis nga wax ji dafay ñëwaat ñu fàttali ni amoon na fi beneen leader politique tamit bu fi ñëwoon wax bàkkaak màkkaak ñoom tamit dañuy gis ni homme politique yi dañuy faral di dugg ci ay détails yoo xam ne maîtriser wuñ ko ba dérive yi di ci am. làmmiñ de morso yàpp la woo xamante ne boo ko freiné wul li sëñ Cheikh Diagne saxoon mu jural la musiba daloon na fi Idriss Seck màkkaak bàkka waaye bu mu la caa génn sonn dafa am yoo xam ne jaru ko gis nga yàlla dafa noppi suñun ba pare fii li fi des mooy jéem a jaamu yàlla ragal yàlla pour am ëllëg gërëmal borom bi subhaanahu wa taala seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da koy yónni pour mu teg ñu du siraatal mustaqim te ñun suñu loolu lañu wax bu ñuy julli ihdina siraatal mustaqim yow mënoo toog nga nekk ne ab jullit nga di jël ay yoo xamante ni débat yoo xamante ni amul njëriñ fii li ñu fi war a leer nag li nga alayhi salaatu wa salaam bi mu ñëwee li ñu fi bàyyi lu leer naññ la comme li ma wax léegi rek ponk yooyu leer na xam nañu ni ñuy jaamoo yàlla leneen nag lu ci topp sax ñun ñoo ko ci toppal waaye diine lislaam diine ju set la diine ju leer la mais nag terewul xëñ na nous sommes dans un état laïque, okay. Mais aussi nous sommes dans un état où l'islam est confrérique. Fii tey Sénégal mënoo fi wax l'islam te doo tudd murit mënoo fi wax islam te doo tudd tijaan mënoo fi wax l'islam te doo tudd xaadr mënoo fi wax l'islam te doo tudd laayeen waaye nag ay la yéwén li ëpp solo ñu war a xam ne mooy diine daal ci yàlla mooy l'islam waaw foofu la tarixa yi nag baax nañ lool waaye alxuraan tamit ñëwaat na ci mu ne yaa ayyuha alladina amanu ittaqullah wabtaxu ilay wasila wa jaahidu fi sabilillah yéen ñi gëm yàlla jéem leen ut foo leen ngoy baa ngi seen morom ngeen jaayante ak seen morom kon loolu moom mooy li fi nekk kon daal li may ñaan mooy muy homme politique di acteur de développement di keneen ak keneen ak musicien ak lu mu mën a doon ku nekk na nga yem ca la nga war a yem texte yi tamit ñu bañ di ko interpréter wala lu ñu xalaat islam du c'est-à-dire islam
diine xam-xam la sallallahu alayhi wa sallam yàlla iqra bismi rabbik la ko wax jàngal ci sa ndigalu borom kon diine islam du diine ignorant du diine jaahil ba lu neex nga wax nga interpréter lu neex nga waaye mu wax dañu moytu nag daal wax ju bëri ji rawatina ci diine ji imaam ñu jël ci yow beneen casquette mooy sa xam nga danga sa xam-xam dafa màcc encore ci décentralisation ngay liggéey it ci kër goo xamante ne ci décentralisation la nekk muy conseil départemental de Rufisque imaam ñu yëkkati fii baatu suppression des villes en tant qu'expert de la décentralisation di liggéey ci conseil départemental loolu est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire waaw xëy na sax dama ne woon sax du ma ci wax ndax fi ma nekk tamit ma nekk fi en tant que directeur de la coopération jegeñoon lool sax ki fi liggéey ki fi nekk kilifa muy Souleymane Ndoye di président waaye en tant que citoyen rufisquois en tant que imam ratib bi coow li amee ay imam ni man ak chef de quartier ak i bàjjenu gox ak i personnel de la société civile ak ay hommes politiques ñëw spontanément daje nañu am ci xalaat man sama xalaat ca ba ma ca dajee moo doon ne ànduma ci suppression ville te loolu je le maintiens ba tey te joxe naa yu samay argument waaw argument yi mooy argument yi ma jox mooy d'abord bu ñu ko jëlee rek ci wàllu histoire Tëngéej dafa am histoire comme Dakar ni mu am histoire tey jii tey boo nee woon tey supprimer nga Rufisque benn exemple détail bu ndaw la le maire de Paris ñu war a ñëw à Rufisque kan moo koy teeru le maire de Rufisque Est le maire de Rufisque Nord. le collège des maires. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. moo tax ma ne suñu mënul bàyyi suppression bi sax nañu def ko defaat ko dànk mu nekk benn maire comme ni Ndar nekkee benn maire. jamonoy Kora Fall ak Mbaye Jacques mu nekk benn maire comme ni Kaolack nekkee benn maire yi comme ni Ziguinchor nekkee benn maire yi mais nag am na tey lu may gis ne égo maanaam ku ci nekk. maire wala leneen yaa ngi bëgg a taxaw fi nga taxaw nañu xool intérêt Tëngéej man ba ma ci àddoo contre suppression bi intérêt Tëngéej laa la ko te it boo xoolee loi bi wax sax nañu supprimer maire ville am day am ba léegi xëy na mën nañu xool ville ni muy exister toujours ba mën a fédérer ñetti collectivités rurales moo tax man damay demander le président Macky Sall mu xoolaat bu baax waxtaanaat waa Tëngéej dans leur grande majorité ñu wax ñoom li ñu bëgg mais tey décret bu toll noonu mesure bu toll noonu pour man sama gis en tant qu'expert de la décentralisation mënoo tëb rek jël ko te waxtaan waa dëkk bi te gis naa ne tiit du indi ak dara changement ci dara ñi ngi wax affaire départementalisation leneen leen mais gëm naa ne département mën na am commune de Rufisque ville am lëkkale ñetti communes yëpp. mais du tere ku nekk ñu xam sa champ d'action say compétence fan la yem. parce que gars yi dañuy wax ni ville bi en tant que tel amul territoire ba pare moom li muy jël ci ay recettes moo ëpp communes yu ndawaan yi nga xamante ne. waaw loolu dëgg la man nag loolu dafa laaj jooyanti rek dëgg la mais tey boo ville bi xëñ na dañu war a jëlaat compétence yi nga xamante ni maanaam mel ni que voirie yi ak éclairage public bi. ci dëkk ci commune yëpp. ville bi di ko téye mel ni santé ci hôpital bu mag bi ville bi di ko téye kon war na li ñu wax dëgg la foofu mën nañu xoolaat yenn compétence yoo xam ne ville tey yoretu ko te ville ëpp xaalis loolu c'est vrai dëgg la mais loolu lépp waxtaan la en tant qu'expert dañuy toog lu ñu jooyanti la mais tey suppression bi musiba la surtout que les lois doivent se faire ci intérêt population yi tey dañu war a dox pour intérêt des populations dëkk bi moo tax ma ne lépp nañ toog waxtaane ko xët ak tàpp dënn réglewul dara te la décentralisation ça doit permettre aux populations d'être auprès de leurs des administrateurs dafa war a fexe population jege ñi leen yilif kon gis naa ni point boobu ñu soulever ci affaire moyens yi ville am par rapport ak compétence bi wàññeeku lu ñu war a mën a defaraat la ñu ñëw suñu ponk bu mujj bi muy coowal bi lëmbe Sénégal muy coowal Ousmane Sonko Ousmane Sonko leader politique
dem di maase wu xale bu masseuse bi jiiñ ko viol. loolu en tant que chef religieux. parce que imam ratib nga. waaw nan nga ko gisee. waaw man day Sonko je l'aime bien ku ma bëggal ndax gis naa ne am na nationalisme gis naa ne ku bëgg réewam la gis naa ne nit indi na coppite ci biir politique. ndax langage bi muy indi. du ma nag kuy jeune nit waaye day déglu naa ko ba mu waxee te man angle islam lay indi. bi mu ñëwee ñu laaj ko waa yow lu tax nga dem foofu jigéen di la maase ak yow valeur yi ngay kii mu ne dama laaj sama ustaas. ma ne su ma doon Sonko naa changé ustaas ndax ustaas boobu waxuma sax diine rek waaye islam moo nanguwul ngay wéeta kudul sa soxna. beneen bi tamit fi mu nekk bu dee da ngay faju rek man ndaw si ñuy wax 20 ans la am te amul compétence kinésithérapeute. bi si des it mooy kudul sa jabar nag ngay mën a nangoo mu lay maase si ngay incarner ay valeur parce que Sonko man dama jàpp ne mi ngi sellal. kon gëwuma woon ne man bi muy génn dama yaakaar buy génn ne mosuma fa dem waaye dem fa demaat fa ak li mu ne ni mu wane métti yooyu ni mu tare am na ñoo xam dañ ko jàng nekk docteur bac plus 7 ans def ko mais la dame là amul compétence bi. Sonko daal juum na ndax man mii di wax ak yow feebar bi Sonko am man moom laa amee mais sama xel xalaatul may dem ci salon de massage mukk jigéen rek xalaatuma ko man góor moo may maase sama kër te góor gi sax bi may maase damay fexe teg sama jabar di jaabante ndax gis nañ ci imam buñ fi tuumaal ne dafa violé ku góor fii ci Tëngéej fii effectivement ndeysaan sama mbokk la woon sama nijaay la woon te loo xam ne ay waxi kese moo tax il faut être prudent à un certain niveau de responsabilité da nga jël say mëtuwaay yëpp man tey góor a may maas mais góor sax bu may maas damay permettre samay doom ak samay jabar dugg ci may maas dugg di génn bi si des it oustaz boobu dëgg-dëgg moo dugal Sonko si gutta gi moo ko si dugal te li may conseillé daal na dem changer oustaz. mu changer oustaz. voilà mais imam gis nañ développement yi affaire bi am. gis nañ mu am ñi naan appel à l'insurrection ñu jàpp ay jege ñaaleem. yooyu ñu gis ni daal affaire bi jël na beneen tournure. waaw loolu nag Sonko nag moo politiser affaire bi moom si boppam parce que affaire bi c'est une affaire civile tey su bëggoon jàmm ak lu leer pour man. bi ko gendarmerie oowee sax dafa war dem wuy parce que gendarmerie doon nañu ko téye ci yoon. ndax am na immunité parlementaire ndax déglu lañ ndaw si mu wax version. tey immunité parlementaire boobu buñ ko yëkkatee dina dem wuy ji. erreur tam bi mu def mooy ba mu wootee mu ne jaay leen seen bakken Sonko dafa def ay faute politique yu doy waar. ndax oote na insurrection parce que nee na jaay seen bakken te état mi ngi atteindre à la sûreté tey. bu ñu bàyyee sax affaire viol bi état bu ko bëggee téye da koy téye te tey bu ñu bàyyee affaire viol complot boobu sax dañ koy teg fële indi appel à l'insurrection atteinte à la sûreté ndax woote na nit ñi dem te bañ dem jël nañ ab police gis nañ policier ñu jël ab brique sotti sànni ko kon daal ñu ngi ñaan jàmm nag waaye nag dañuy lancer un appel à l'État du Sénégal à travers son président de la République mu jël ay matuwaay en tant que chef suprême des armées il doit assurer la sécurité des biens et des personnes ñu bañ a sàggan ba benn fitna du fi jug donc nous voulons que force reste à la loi loolu laay wax ne tey gis ngeen li fi xew démb ak tey ay Clédor nga xam ne c'est un repris de justice quelqu'un boo xam ne dañ la ji yaa rey vice-président constitution ngay woote mais Clédor pour qui se prend ba ñu koy bàyyi mu ne ci plateau Sénégal nag dañuy tàmm bayal lii bu ñu ko seetaanee musiba lay jur état na jël ay responsabilités am kilifa diine yi war a wax ñu wax ci lañ ca war a wax waaye nag état du ay caaxaan du ñu bàyyi ay nit nag pour des raisons politiques di mettre le pays à feu et à sang loolu jaaduwul
jaaduwul loolu jaaduwul Imaam ñu lay sant di la gërëm di la bàyyi rek nga tàggoog internet yi lay suivre si Référence Actu. waaw maa ngi leen di encore une fois jaajëfal waa Référence Actu di kontaan ci seen liggéey bu rafet bi ngeen def ndax nii moom da ciy baax ab dëkk boo fa nekkee lay xew di actualité war nga di si àddu di si joxe sa xalaat ndax nag réew mi réewum démocratie la. lu ñu nekk Imaam on est des citoyens. effectivement waaw te alxuraan daf ñu wax ne nañu nekk ay xeet wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda allah atqaakum maa leen def ngeen nekk ay giir ak i xeet ngeen weer xamante boo leen xamante lu leen war a def ngeen bokk ndey bokk baay waaye nag yàlla nee na ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal kon yàlla nañu yàlla gën a may ñu ragal yàlla. affaire Sonko bi nañ ci boole ragal yàlla. ragal yàlla moo ñu bàyyi justice def yoon ba mu leer ñu bañ ko politiser. te kuy wax na nga wax te yàlla rek tax. fi may tëjee it mooy alxuraan nee nañu innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaaha la'allakum turhamuun ñun ñëpp ay mbokk lañ nañu rafetal suñu ànd na rafet ci wax. na rafet ci jëf ngir lan ngeen mën a daje ngërëmal yàlla ëllëg subhaanahu wa taala waaxiru daawaana wa alhamdulilah mi di ñaan yàlla mbas mi fi nekk yàgg fi lool. na ko fi yàlla jële incha allah amiin mi ñu delluwaat seeni activité di lancer un appel à tout le peuple sénégalais à tous les imams à tous les chefs de quartier à tous les ministres à tous les députés à tous les pères de famille à tous les citoyens ñu dem vacciner wu ci donc maa ngi ci profité ne man incha allah dinaa vacciner wu ku ma déggal tamit di nga vacciner wu ci Covid bi. incha allah nañu bàyyi tamit intoxication yi ñuy def di nësal xelu nit ñi naan vaccin yi nañu ànd ak yàlla. nañu ànd ak yàlla xam ne yàlla rek a fi nekk leneen nekku fi. vaccin dafa mas a am te ñun suñu ay référence Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu peste ba mu xawee tubaab yi nar a taal Guet Ndar dana tubaab boo taalee Guet Ndar def erreur maa ngi nii tàllal përëgëm ba bu sell boobu ñàkk nga fa waa Ndar ñëpp ñàkku maa ngi ñaan kilifa yëpp jone le bon exemple ñëpp ñàkku incha allah di leen gërëm di leen sant wasalaam. jërëjëf Imaam ñu lay sant di la gërëm ci dalal bi ñu dalal fii si sa makkaan ci conseil départemental bu Rufisque suñu gan tey nekkoon Imaam El Hadj Alioune Dia di directeur de la coopération bu conseil départemental bu Tëngéej ñu koy sant di ko gërëm yéen suñu internet yu ñu yàgg di suivre ci Référence Actu ñu leen di dig daje beneen jotaay ak beneen gan.